di rafetlu ànd bi ak Seneweb TV ami internet nuyu naa leen bu baax a baax di leen dalal jàmm ci Total Buzz comme ni ñu koy defee samedi bu yàlla sàkk te dama koy door rek mbirum agresseur ba nga xamante ne nii moo yoroon pompam rek di pompe nit ya di M Sarr ay nag gendarme ya nekk ca diwaanu brigade bu Hann daal dinañu koy mujjee teg loxo moom moomee di M Sarr ca marché bu Thiaroye Gare nag la ñu ko daal di jàppee moom moomee attaqué woon na sax ca weeru janvier. Rek benn agence multiservice bu nekk ca diwaanu Hann Mariste ba noppi assommé gérante ba doon di wuyoo si turu ba Fatima Sy ak ab pompe asphyxiante laata muy waraat motom ba mu indi woon daal di daw na fees gannaaw ba mu fa jëlee lu tolloo ko 2 930 000 ci suñuy koppar ba ñuy fuyee nag ca seeni ay archives ya la takk der ya gis ne daal agresseur boobee di Cheikh Diouf jàppoon nañu ko atub 2013 ca diwaanu Ngor ngir sàccub ay montre yu bakkane yu marque Rolex ca magasin City bu sport mu mujjee nag reconnaître mbir yi moom moomee tantam la duut baaraamu tuuma ne la mu nekkee teyu ko moo ko liggéey. Chauffeur bi lee di oote Seck ak rek kile di Air John daal dinañuy xaajaloo fukki fan ak juróom ci weeru mars gannaaw ba ñu xeexee xeex gu métti lool donte ñoom ñaar dund nañu mbëggeel lu tolloo ko juróom-ñetti weer bu ñu sukkandikoo ci observateur ñoom ñaar ñooñee ba ñu nag sëyee ba noppi waa ji daa wax gel bi ngir daal mun naan pilule ngir moytandikoo ëmb di li nga xamante ne ni gel bi da ko bañ ba tëdd si suuf tax ñu weccante fay kàddu yu ñagas lool laata oote Seck di koy xoj ca tribunal bu nekk ca diwaanu Mbour avocat wu soxna su déposé woon plainte ca gendarmerie bu Ngexoox juróomi million ci suñuy koppar lay laajandi rek ndàmpaay si noonee nag somme boobee avocat wu défense ba nee na daal dafa bëri lool procureur de la république nag daa sàkku ngir yoon def liggéeyam délibéré bi ñu ngi koy xadandi fukki fan ak ñaar ci weeru avril. ay éléments yu commissariat bu Pikine daal dinañuy démantelé àllarba ci ay booru 4h30 ci fajar benn traficu yamba ca diwaanu Pikine rue 10 naka noonu ab étudiant ak benn jula buy yëngu ci li ni mel daal dinañ leen di teg loxo ak kilo calibre yamba ci weer wu sell wi leen nag di weeru koor ba ñu leen yëgalee ni dafa am benn groupe ndaw guy trafiqué yamba ndaw ba commissaire Arona Bayi dañoo wàcc foofee ca Pikine rue 10 ba suuf seddee si noonu la ñu bettee julla bi di M Diagne ak étudiant ba di I Diop ñuy tuux yamba ñu dal di leen di teg loxo ba ko enquêteurs yi tëppërlale ay laaj nag julla bi mujj na wax lépp ne trafiquant la rax si dolli am na drogue bu mu denc ca këram ca diwaanu rue 10 noonu la fa takk der ya wàccee laata ñuy fekk ca biir waañ ba 1 kilo 500 wu yamba ba ñu leen laajee fu drogue ba jógee xamle nañu ne ñoom ñaar ñooñee ne ñoom ñoo ko moom laata rek ñu leen di placer en garde à vue ngir lu ñeel wàllum enquête bi. ñañu tuumal ci mbirum Boffa Bayotte gi soo moytuwulee giiru dund lañu leen di tëj li ni mel nag le ministère public bi sàkku ci fukk ak benn ci mise en cause yi toll ci 13 ci théorie yu Boffa Bayotte boobee ci gannaaw nag passage ñañuy tuumal ak yeneen i seede yu ñu lim ca boobule mbir ba muy jël kàddu ngir dikkaat ci lu am ba noppi présenté position ministère public magistrat bi la di Ismaïla Diallo giiru dund la sàkku ñu tëj fukk ak benn yi la mu xamle moo di peine de mort jëfewuñu ko ci suñu réew mi di Sénégal moo tax daal mu sàkku ngir ñu tëj leen giiru dund ba lu weesoo la ne ñañuy tuumaal nag ay criminel lañu ngir lu ñeel yeneen ñaar ña ca des la muy sàkku ci ñoom moom Ismaïla Diallo mooy ñaari atub kaso lëmb ngir détention illégale d'armes. Comme ni mu ko tàmm di defee saa su weeru koor tero ak ay sortie yu explosive mun nañoo ne moom Ahmed Khalifa Niass daal dinay rek xamle ci lu kenn mësula xalaat rawatina rek di koy def ca diwaanu Walfadjri la yëkkee yooyu les kàddu dal di xamle ni l'islam dafa araamal rek ne kenn amul droit jëlandoo soxna ñaari jigéen ya nga xamante ne ni ñoom ñoo bokk ndey ak baay ñuy wujjee waaye moom Ahmed Khalifa Niass génnee na
benn prox ndol boo xam ne foofee loolu mën na faa am nga xam ne mën nga jël ñaari soxna yu bokk ndey ak baay di fanaan ak ñoom yeew ak ñoom fanaanoo leen ñoom ñaar ci benn lal xëy yendoo leen ñoom ñaar ñëpp gannaaw loolu la ne bu nekkee ni ñaari sœurs yi dañoo takkalantoo di lu tubaab di naan siamoise. ba tey rek ci kàddu yi nga xamante ne ni docteur Ahmed Khalifa Niass daal dina koy yëkkati waaye bile yoon ci langue politique gi moom nag daal dinay xamle fa mu fare ca 2S la ne nag Sénégal dañoo am benn régime présidentiel waaye nag benn régime googee dafa présidentiel lool ndax tey bu neexee njiitu réew mi doo am kayitu juddu te pourtant amul benn réew bu ko benn président mën ba tax na mu ne nag nañu bàyyi nit yi daal ñu am seeni kayitu juddu am seen carte d'identité ak carte électeur mun a yegg ca élection la dal di wote ba loolu weesoo la yokk ci ay kàddoom ne pouvoir bu ëpp day rek rey pouvoir te fii état bi lu mu mën beneen état mënu ko waaye nañu rek xam ne ki la di Macky Sall amul morom defar na ay autoroute yoo xam ne Allemagne la ko gis France amu ko gannaaw loolu la ne pro Macky la moom Ahmed Khalifa Niass te dara waralu ko lu dul rek lu mu def la nga xamante ne nii rek romb na fa mu ko xalaatee woon wala lu mu def lu weesu la mu foogeewul woon. noonu lay jàllee rek si mbirum langue politique ga daal di cay xuus xamuñu ana lan moo xew ila lan la ñuy waajal waaye daal lu wér ba wér moo di gis nañu semaine bile ñu génn Aliou Sall ca mairie bu ville bu Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci quotidien bi nga xamante ne moo biral bile xibaar ci bés yi leen ñu génn ba tey nag bu ñu sukkandikoo ci moom rakku ba njiitu réew mi Macky Sall bi di ancien maire Guédiawaye bi am na tête à tête wa ila toog na janoo rek jaxran ak ki nga xamante ne nii mooy maire capitale ba di Barthélémy Diaz lu waraloon seen ndaje boobu way la lan lañu doon waxtaanee amaguñ ci benn xibaar. ancien directeur général seen HLM di Mamadou Kassé nekk jamono jile ci bopp SICAP SA la ñu plainte ak rek constitution partie civile ngir association de malfaiteurs ak détournement de deniers publics plainte bi ñoo ngi ko déposé ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ca table doyen des juges maître Djibi Diagne moom porté plainte bi ngir compte Ramatoulaye Sina Gaye délégué personnel bi ak représentant wu syndicat wu liggéeykatu SN HLM CNTS yi lu muy reproché nag Mamadou Kassé mooy daal jaayub ab immeuble R+7 bu ñu tabax ci ñaari terrain yu niroo mel ni dañoo nekk côte à côte di ab immeuble ci ñaari titre foncier am trou 105 millions ci suñuy koppar maanaam téeméer ak juróomi millions. 4 avril yàggul ba ñu ko doon amal ci suñu réew mi di Sénégal naka noonu ne njiiti réew mi Macky Sall daal dinay gracier waat lu tolloog juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti prisonnier bokk ci fukki doomi aadama ak benn yu ñu condamné woon weeru mai atum 2019 ak ndem ci yàlla Cheikh Béthio Thioune gi du cantakon yewoon di rek kile di Mamadou Gueye Aliou Diallo Mouhamed Sène Moussa Dieye Adama Sow Ali Diouf Momar Talla Diop Serigne Khadim Seck Abdoulaye Diouf ak Cheikh Faye mbëkku néegu ndem ci yàlla Cheikh Béthio bi nag ak ñañu ko di jàppandooroon yu ñu reconnaître woon coupable gannaaw ab procès bu topp rek mbirum rek Ababacar Diagne beek Bara Sow di ñaari cantakoon ya ñu faatoon ci anam bu ñaaw lool ba noppi rek dal di leen di suul ca àllu Kër Samba Lawbe ba nekkee ca wetu Mbuur ñu fàttali leen ni si rek ñenn si ñoom ñoo ngi woon ca prison bu Koutal ca diwaanu Kaolack ak Cheikh Faye mbëkk néegu Cheikh Béthio Thioune ba ca diwaanu Mbuur. Yewwi Askan Wi daal dinay tànn bopp liste majoritaire am ngir lu ñeel élection législative yi nga xamante ne ni léegi tey ñu daal di koy amal du Khalifa Sall nag comme ni ko ñu bëri yaakaare woon coalition nga kujje kile di Ousmane Sonko la daal di tànn source abu biral xibaar bi daal dinay xam le ne tànnee fu njiital Pastef boobee officialisé ko képp moo ca des ay dëmboj nag mooy nekk ci ñaareelu position bi juste gannaaw kile di Ousmane
Ousmane Sonko. Khalifa Sall simple candidat la ñu koy investir ci ay liste Yewwi Askan Wi donte ay xel ñaar am na rek ci lu ñeel candidature am lu ñu xamle nag moo di ancien maire Ndakaaru boobee du nekk tête de liste proportionnelle te dina des ci 14 délégués régionaux yu coalition gu yor wàllum coordonné parrainage yi ci rek région yi ci diwaanu Sénégal. arnaqueur yaa ngi wéyandi di def seen i pexe ngir rek dal di dóor ñi di askan wi li ni mel nag ex premier ministre yu njiitu réew mi Macky Sall di Mimi Touré du ko weddi benn yoon moom moomee Aminata Touré daa am nag kuy rek mbubboo turam dal di jëfandikoo ab faux compte Facebook bu mu dippee Aminata Touré l'officiel ngir dig ay jula ak ñu yor ay activités génératrices ay financement di leen di naan nañu ko bind bataaxal privé ngir nag gën a nax internet yi ku def loolee daa jël ay image yu nekk ci Facebook bu dëggantaanu ki la di Mimi Touré daal di koy collé ca faux compte ba nga xamante ne ni moom moo ko defal boppam ki la nag di Mimi Touré ci boppam moom moo def alerte bi ci page Facebook am dëggantaan dal di xam le ni nag moom moomee Facebook am lu ci nekk moom moo di rek Aminata Touré te mën nañu ko wuutale ak badge bleu bu nekk ci Facebook bii de alerte gu mu dal di def ngir bañ rek ñu nax doomu aadama yi ci turam. njiitu réew mi Macky Sall daa bëgg a def capitalu Sénégal di Ndakaaru ab zone bu moderne te sukkandiku ci sukkandiku bu yàgg lool niki àllarba yemoo woon ak juróom-benni fan ci weeru avril ba ñuy amal conseil des ministres la feddaliwaat bëgg-bëggam di amal boobule projet njiitu réew mi nee na dafa bëgg rek sukkandiku bu yàgg ci capitale nationale gi dal di ne am na nag ambition dal di ci ànd ak collectivité territoriale yi di ville bu Dakar ak i ay commune département bi investissement yi nag ngir modernisation ak développement durable capital gi gannaaw loolee la daal di sàkku ci ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires ñu daal di finaliser ca na mu gën a gaawee ak ministre ak maire yamu soxal ab plan d'urgence modernisation arrondissement wu Plateau. Secrétaire général mouvement bu ñu dippee rassemblement pour la vérité di Cheikh Oumar Diagne yóbbu nañu ko ci kaso gi àttekatu ñaareelu cabinet instruction bi di Mamadou Seck daal dina koy placé sous mandat de dépôt ngir diffamation ak injure jëmale ci député bi la di Djibril War ci fàttali ki la di Cheikh Oumar Diagne talaata bi ñu génn la ko waa dikk daal di teg loxo ngir présenté ko procureur alxames juróom-ñaari fan ci weeru avril la mujjee janok magistrat instructeur bi di Mamadou Seck gannaaw ab retour de parquet ca commissariat bu Plateau. ñu koy toppee mbirum escroquerie ak abus de confiance si lu toll ko 20 millions ci suñuy koppar maire Médina Fulbe nekkee ci arrondissement bu Kéniéba département bu Bakel soo moytuwulee dinañu ko daan 3 weeru kaso lëmb bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot Soriba mi ngi woon ca baaru tribunal correctionnel bu Tambacounda ak complice am yile di Tamaxe Sissoko Jokko Sissoko Salimata Gassama sa nawle Keita ak Ali ba nga xam ne soo moytuwulee ñoom it dinañu leen daan 2 weeru kaso lëmb. gannaaw meeru Médina bile di Bamba Fall keneen ka fare ca kujje ga daal dina leen di wan ginnaaw fekk ji njiiti réew mi Macky Sall daal di ànd ak moom njiiti réew mi xëccaat na ci moom keneen di meeru Biscuiterie bi Djibril Wade bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar bile di Doudou Coulibaly ci ba ñuy amal élection locale yi mi ngi nekkoon ci bannière wàllu Sénégal njiiti réew mi Macky Sall mi ngi waajal échéance politique yi ñëw di élection législative yi bu ñu sukkandikoo nag ci kile di Doudou Coulibaly njiit réew mi réussir na dal di décrocher maire Biscuiterie bi waaj itam njiital NGB ci élection locale yi mi ngi nekkoon maire ci bannière wàllu Sénégal di benn coalition yu kujje gi. Assemblée nationale war na wëññi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari député gannaaw législative yi ñu war a amal weeru sulet buy ñëw di daanaka yokkute
yokkute ba juróom-ñaari siège ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ak yeneeni camp yi déggoon nañu ci waxtaan ya ñu amal bés yu mujj yi le coppite yooyee nag ñeel na juróom-benni département bu ñu sukkandikoo ci xibaar yañ ci jot bés yi le ñu génn ca diwaanu Thiès ak Mbour dinañu am ku si nekk yokkute ba ñaari parlementaire Bounkiling ak Médina Yoro Foulah benn député ci localité bu ca nekk ñu def ko bu yàggul dara département Kër Massar dina am siège am bu dee Pikine bu amoon 6 représentants ci assemblée nationale dina ñàkk benn ci faveur réforme yi nga xamante ne ni moom la ñu xamle. ba tey rek yéen a ngi teewlu Total Buzz file ci Seneweb dañuy àddu rek daal di jëmale ci leneen Maître El Hadji Diouf daal dinay àddu ci audio fuité bu ñu ne rek Mamour Diallo moo si doon wax ak kile di Adji Sarr Maître nag lu mu si xamle moo di xamul ndax authentique na ilaa xamul ndax wér na waaye daal fake news la maanaam xibaar bu amul la te ak nouvelle technologie bi lépp mën naa nekk am na ay nit yu am ay laboratoire ngir fabriquer ay fen or sujet la te amul jot boobee moom Maître El Hadji Diouf ba loolu weesoo la ne nag ci boobule audio même su dee dëgg la amul lenn luy wane ni daal daa am complot bi nga xamante ne ni def nañ ko contre Ousmane Sonko rax si dolli moom Maître El Hadji Diouf nekkul avocat wu Adji Sarr ngir rek focaliser wu ci ay audio waaye ngir défendre ko la ci mbirum viol te lu si am solo mooy Sonko dina wuyu ji bu yàggul dara ci kanamu àttekatu instruction bi te bésu procès bi lépp dina leer ci bopp sénégalais yi. ba tey rek ci kàddu yu Maître El Hadji Diouf daal di yëkkatiwaat moom nag nee na moom Maître El Hadji Diouf mbatul wax ne waa ji di Ousmane Sonko la ñu ko jiiñ moom moo ko def nee na daal kenn mësul a gis ci àdduna bi yëpp procès boo xam ne dañoo dem di topp benn avocat kenn ko amul doole maanaam face à kenn ko am doole nee na lii la musa wax waaye du ne rek Sonko moo def la ñu koy tuumal anaka noonu la ne nag jigéen bu am ñaar fukki at waajuram bu jigéen génne àdduna papaam amul dara mu doon pauvre dajeeg koo xam ne ni day def ay nemmeeku tuur ak lu nekk di encaisser ay téeméeri millions même bu dee chômeur la woon laata muy nekk député trouver na moyen rek boo xamante ni day am xaalis ba pare am na ay mbooloo am tamit ay dof yu ko jaral daal mu ñëw daal di topp ab avocat ngir taal ko te àdduna bi yëpp soo ko wëree mosoo gis benn avocat bu ñu dem ci di taal këram ndaxte day défendre benn nit ba tax na li Sénégal rek la am Sénégalu Senghor pays de dialogue waaye léegi pays wu rey nit taal Auchan menacé ay intérêt français réewu ay rek wëyu ak i bandi yuy saaga ay kilifa ay taskatu xibaar ak ñu ne ay xale yu yàqu yu réew te ñooñu ku ñu tax daal nga foog ni yaa am majorité Sénégal doo mës a weesu 15% mu xamle ko moom Maître El Hadji Diouf. gannaaw audio fuité si diggante Mamour Diallo ak Adji Sarr ay avocat yu Ousmane Sonko ñoo ngi nekk jamono jile rek di jàngat boobule audio ngir xam suite bu ñuy jox audio yooyee ñu biral te ñu dégg si kile di Mamour Diallo ancien directeur général des domaines mu cay wax ak Adji Sarr bu tuumal seen client bi wàllum viol journal bu assuré ni nag enregistrement bi lee lu am la daal dinay xamle tamit ne ay avocat yu kile di Ousmane Sonko ñoom ñooñee Mamour Diallo la ñu daal di visé jamono jile rax si dolli yor nañu benn xaatim boo xam ne benn jégeñaale ancien patron domaine yi nangu na ne moo conseiller Adji Sarr la ta ñuy ubbi procédure bu ko ñeel li ni mel nag ñoo ngi ko xamle ci waxtu bu rek parti di xarandi ay convocation nga tekat bi ngir lu des ci audition yi ci fond wu boobu les dossiers Ndeye Khady Ndiaye borom suite beauté di rek salon de massage ba mbir ma amee teewlu nañu ko ba noppi la mu waxoon ca ndortal ga tey lay wax ba jamono jile teggiwu ca lenn tey weddine Ousmane Sonko moo violé Adji Sarr. Tange Tandian xamle waat na ay mbir yu bees ci borom suite beauté di Ndeye Khady Ndiaye bu ñu sukkandikoo ci animateur bi salon bi bërëbu prosélytisme la rax si dolli type de massage bu ñu gën a jël mooy body ci ab vidéo bu mu def mbir yi leer na Ndeye Khady mi ngi ciy wax jigéen bu xees bi te rafet ak jigéen bu ñuul bi te ñaaw te rek yeneen révélation da dina ci am yoo xamante ne ni Tange Tandian xam leen ko bés yi la ñu génn.
ba tey rek ci mbirum Sweet Beauté gile ak lu bees la nga xamante ne ni daal dina cay tukkee ni ki démb ci àjjuma ji ñoo ngi jublu jamono ji ci requalification mbir yuy tax daal ñu tuumal ki la di Ousmane Sonko wàllum viol ak rek menace de mort ku ko tuumal di masseuse bile di Adji Sarr li ni mel nag bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu ñu jot autorité judiciaire yi dañoo def benn plan wu contournement ngir daal étouffé boobule mbir dal di requalifier tuuma yu ñu gàcc ci ndoddu njiital Pastef bile di Ousmane Sonko parquet nag mi ngi ci liggéey bu baax depuis ba ñu auditionné patronne Sweet Beauté bi ba noppi di Ndeye Khady Ndiaye nee nañu sax amal nañu ab réunion secrète ca temple de Thémis ci diggante ñu saisiru ci dossier bi dañu am nag ab délit bu ñu collé kile di Ousmane Sonko waaye mbirum viol bi moo koy gën a graaw maire Ziguinchor bi mën na tëdd diggante weer ak ñaari weeru kaso lëmb te it mën na écoper sursis. ba tey ci mbir mi wutale Ousmane Sonko ak kile di Adji Sarr Baye Mbaye Niass di MC Niass daa xamle woon ni daal am na ay enregistrement yu kile di Adji Sarr muy tuumal Ousmane Sonko imam Alioune Badara Ndaw daal dina ci àddu gulleet ne révélation yooyu yëpp dañu ko war a biral ñëpp daal di say teg seeni ay gët bu ñu sukkandikoo ci imam Alioune Badara Ndaw islam daa tere jullit bi di nëbb la nga xamante ne ni mooy dëgg ba tax na muy encouragé kile di MC Niass ngir mu wax dëgg bi ci bile mbir ci fàttali Baye Niass MC di doomu Baye Niass daa xamle woon ci benn entretien ne yor na lu tolloog juróom-ñaari audio yu kile di Adji Sarr yoo xam ne aji wax na si ne mbirum Sweet Beauté bile du rek dëgg ay kàcc la complot bu ñu def la jëmale ci njiital Pastef bile di Ousmane Sonko. mbir mi tàng na jépp fi mu ne nii la ci luy wutale Ousmane Sonko ba tey ak kile di Adji Sarr yor na ay preuve ci Ousmane Sonko bokk ci téléphone am di téléphone Ousmane Sonko waaye bu ñuy wax Chérif bu jege rek mbir mi moo ci addu la mu xamle moo di am na lu bëri lu graaw lu nekk ci dossier bi te nit yi xamuñu ko rax si dolli depuis ba capitaine Touré génnee ci dossier bi rek waa Pastef amatuñ si benn information ba loolu weesoo la ne Adji Sarr bi muy dem wuy ji yóbbaale portable ki lee di Ousmane Sonko te lu si nekk ci ay preuve kenn xamul nam mu toll waaye nag nit yi xamuñu ko rax si dolli lu Adji Sarr yor bu si génnee woon benn kese ki lee di Ousmane Sonko dootul jarati dara si suñu réew mi di Sénégal te ni ñuy def di génne ay audio nee na mën na pousser Adji Sarr mu génnee ci benn te bu boobaa yaakaar na ni du jaar sax ñuy wëyandi procédure bi ndaxte ay preuve yu leer nañ la te wér. leneen mu xamaloon waa CNRA ne moom moomee daal ak rek wàllum média duñu mës a xaajaloo moom Ahmed Aïdara donte tekki na ndombal tànkam ca diwaanu des médias ñu jàpp ne nag fi mu ne nii meeru Géejawaay bi daal dinay rek wan gànnaaw micro gi waaye nag kile di Ahmed Aïdara doxaleewul noonu kaddu ya mu yëkki woon mu ngi koy jëfee ba tey jile di reeral homme de média lay doon ba faw moom nag gannaaw ba mu jógee ko ca groupe de presse Bougane Gueye Dany bi kii di Ahmed Aïdara tàmbalewaat na ay revue de presse am ci ab chaîne bu bees bi nga xamante ne nii moo ko moomal boppam. TikToker bu siiw bi lee di Tafi musicien vidéo le motifam moom moo dal di biir ci réseaux sociaux yi ci weeru koor gi lee ñu nekk naka noonu Adamu ak ay kocc ku ne rek di ca yëy di cay addu kocc di ko cay chantage tax rek mu jooy ca jooy yu métti lool ne moom moomee xale bu jigéen moo ñëw doxaan ko di rek wuyoo si turu ba femme ba noppi daal di koy gasal ndëgg sërëx di koy yónnee ay vidéo wam def loo ko appel vidéo ba noppi wëlbatikuwaat jël vidéo ya jox ko kocc ndekete yoo dañu ko yebaloon ci moom Tafi ngir daal mu tendre ko piège waaye ndëgg sërëx ga daal dina cay daanu ba ñu nag jotee ay vidéo wam Tafi nee nañu ko biral ñëpp nañu ko baax yaayam xolam dana nakkari waaye graawu la dana si rek jëlee jàngat boole ko jooy yu métti loola waaye nag wuuteeg nañu ko yaakaaree woon waajuram bu jigéen mel na ni dafa am mbégte ci li ni mel ndax def si lu dul di encourager doomam ne nag góor pire la yor lii lee du jafe-jafe dindi tuuma la ndax amul
lu ñu tuumalu la doomam doojee di Tafi tey naan nag doom ju ndeyam gërëm la ku ko bëgg a yàq yow yaa yàqu gannaaw loolee Tafi nee na sax moom tuub aram bana jigéen te yaayam du am goro di rek kàddu yum yëkki gannaaw li nga xamante ne ni jigéen teg na ko di ndëgg sërëx bu mu ko gasal ba defloo ko ab vidéo bu ñaaw ci gisin ñu koy wéccante fu ne ci réseaux sociaux yi. Aïssatou Seydi am na ndam ci manche bu njëkk bi si lu ñeel xeexam beek borom këram gi woon di Diop ISEG ca seen kër ga nekk ca diwaanu Sacré-Cœur ku ne moomeelam la cour d'appel joxe na ndigal niki talaata gi ñu génn ngir daal ñu génnee ki la di Mamadou Diop ca kër googee nekk ca diwaanu Sacré-Cœur ba noppi muy jox pension alimentaire Aïssatou Seydi 700 000 francs CFA weer bu yàlla sàkk source bu biral xibaar bi xam ne ni bu weesoo procédure bu ñeel villa ba nekk ca diwaanu Sacré-Cœur kile di Aïssatou Seydi introduire na sàkkuteefu ba tàggoo ak kile di Mamadou Diop ISEG tribunalu grande instance bu Ndakaaru dina rendre verdict am ci bile mbir Diop ISEG ngir lu ko ñeel porté na plainte kile di Aïssatou Seydi di koy tuumal faux et usage de faux si lu ñeel xeex bi ngir récupérer kër googee nekk ca diwaanu Sacré-Cœur. nun la yoo xuusee ci xibaaru tàggat yaram ba xam ndax international sénégalais bi di Sadio Mané day jógee ko Liverpool ci été buy ñëw laaj bu ñu samp la même bu dee nag décidé guñu lenn comme nu ko agent wam bi xamle mel na ni mbir yi daal dinay leer bu ñu sukkandikoo ci ay doxalinu attaquant sénégalais bi ci biir terrain bi mu dugal bi niki talaata si ngoon ci seen match bi ca rek quart de finale aller Ligue européenne des champions Sadio Mané célébré wul benn yoon biwam boobee mu dugal di siñu mer bi nga xamante ne ni daal dinay jur ay réaction yu bëri ci réseaux sociaux yi ndax li ni mel mi ngi am ci jamono bi nga xamante ne ni rumeur yaa ngay dawee fu ne sunu club anglais bi di traité doomu Bambali bile di Sadio Mané bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu ñu jotoon bés yële ca gannaaw direction gu Liverpool daa taxaw ngir prolonger contrat wu naataangoom bile di Mohamed Salah te nag li ni mel defa guñu ko ngir kile di Sadio Mané. ba tey rek si lu ñeel wàllum football fédération égyptienne de football mu ngi wéy di kaas ngir daal ñu joué waat seen match beeg Sénégal di rek bu seconde manche barrage qualificatif yi ngir coupe du monde Qatar 2022 bi bu ñu sukkandikoo ci presse locale bi ñoom ñooñee daal dinañuy déposé ba noppi ab dossier ca table FIFA si dossier boobee bokk na si ay CD yenn taskatu xabaar di ci naan dañu leen agressé ci tribunal presse ba gannaaw loolu égyptiens yi nee nañu seen bis ba dañu ko tojati ca ba ñuy jógee ko ca stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio fédération égyptienne de football wax na tamit yenn professionnels yoo xamante ne nii sénégalais yi dañ leen engagé ngir ñu déstabiliser joueurs égyptiens yi ak i ay laser ab dossier documenté wu égyptiens yu tàmbale rek ba noppi ay négociation ak ay yenn avocat suisse ngir défendre seen cause ca tribunal arbitralu sport ci bu direction FIFA nekkee en cas ci seen faveur maanaam daal waajal nañ seen bopp ba pare di xaar nag fi mu ne nii ana yan tànk la FIFA di taxawee mu ngoog file laa yem ak yéen tey ci Total Buzz jaajëfal leen bu baax a baax waaye nag cant ngërëm ñeel na Babacar mi nga xamante ne nii moo faree tey ci côté régie gi di leen dig daje ba samedi prochain laata loolu am leen week-end jàmm ak salaam.